waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare yéen ñëpp di rafetlu jotaay bi di leen jaajëfal yéen ñëpp di nuyu sa invité yi di leen nuyu di nuyu auditeurs auditrices yéen ñëpp di profité ci weeru koor yi di baalu àq ñëpp ñaan yàlla suñu borom nangu ñu suñ koor nangu ñu suñ jaamu yàlla et voilà c'est tout à fait apprécié docteur Mbaye Diène comme ni nga ko waxee doctorat de en médecine tey ñu war a waxtaan ci benn maladie boo xam ne mën naa ni problème de santé publique la mooy hypertension artérielle te ñu gën koo xamee ci tension incha allah mbookiyee rek ñu commencé incha allah kon xam naa rek docteur dañ lay bàyyeek suñ consultant suñ sang. waaw docteur ñu ngi lay nuyu di la siyaar ci weeru tedd wi. consultant maa ngi lay ziar bu baax weeru ngéyeen ak njaween la boo xam ni dinañ sonn trop ci loolu nga tudd muy hypertension artérielle parce que la plupart ci jamonoy koor la ëpp lu muy feeñ ci nit ñi ndax xëy na lekkin wi soppeekoo ak nin koy defee. waaw d'accord waaw liñ lay njëkk laaj rek ci wàllu woowu mooy yaakaar nga ni alimentation bii nga xam ni génn nañ ko ci cadre bi nga xamante ni moom la mag yi laloon bu àndee ak wéradi gi nga xamante ni dafa law ndax xeeti jàngoro yu bees yu xew yu mel ni coronavirus est-ce que exposé wuñ suñ bopp ci danger par rapport ak tension artérielle yi nga xam ne moo doon pandémie yi gënoon a mag ca làqatu yii ñëw ëpp ko doole ba kenn waxatu ci surtout jamonoy ko waaw macha allah jërëjëf ci question boobu question bi am na njëriñ trop macha allah ci question bi en fait pour commencer aussi dañuy wax d'abord lan mooy hypertension artérielle parce que bon nit ñi xëy na ñu am na ñoo xam ne xam nañ lan mooy hypertension artérielle am na ñoo xam ne tamit bon mos nañ ko dégg waaye am na ñoo xam tamit dund nañ ko waaw ci loolu nag ñu leen di wax hypertension artérielle benn feebar la boo xam ni feebar buy laal ci wàllu xol la maladie cardiovasculaire la comme ni ñu koy waxee comme bu ñu ko doon définir tey naan la hypertension artérielle mooy feebar boo xam ni tey augmentation de la pression au niveau des vaisseaux maanaam deret bi daw bi ñuy daw ci sidit bi moo yokk ci noonu lañ koy xayma dañ ko mën a xayma ci noonu lañ ko mën a définir comme par exemple nga ni oto buy daw oto bi mën a daw 1 kilomètre 2 kilomètres 3 kilomètres comme noonu lañ ko xayma tamit jàpp ni deret bi war na mën a daw ci benn vitesse boo xam ni du gaañ vaisseau yi ci noonu lañ xayma ay jumtukaay ay chiffres yoo xam ni tamit fixé nañ ko au niveau international ñu chiffres yi peut-être deret bi vitesse boobu waru koo romb muy chiffre ñu ni warta supérieur ou égal à 140-90 millimètres de mercure bu tollee ci 140-90 millimètres de mercure rek mën nañoo jàpp ni tension bi boobu yéeg na voilà mën na jàpp tension bi yéeg na et pour cela tamit tension bi yéeg na il y a plusieurs facteurs aussi donc il y a des facteurs comme ça ni nga ko war a mën a jëlee nit ki dafa war a ñëw rek reposer wu en plus da ngay avoir un repos au moins seulement ñoo taxaw tamit condition yi ñu koy jëlee da nga war a tëdd relâchement musculaire complet aussi en dehors des repas aussi lu mel ne cigarette ak tabac yooyu yëpp ci yooyu yëpp daal buñ ko xaymaa nit ki nga xam ne am na 18 ans ñu jël ci moom tension bi bu ëpp wala bu tolloo 140-90 millimètres de mercure te ñuy wax ni yëpp yooyu respecté nañ ko mën na jàpp ni ci tension dafa yéeg 140 mooy 14 bu naan la sa tension 14 voilà waaw 14 mooy 14 ak 90 bi mooy lu ñuy ëpp lu ñuy wax millimètre de mercure voilà ci yooyu yëpp nag bu dajee mën nañoo jàpp ni yow ni sa tension yéeg na ci confirmation bi tamit ak ci diagnostic bi xam naa après ñu ci gën a ñëwaat comme ça ñu gën a détaillé ci loolu ci question bi muy ñëw ci question bi dama doon définir rek su may ñëw ci question bi comme li nga ko waxee léegi ak façon lekkin bi ñuy lekk nii ak bu njëkkoon nañ daan lekkee ak jamono yi nga xam ne tamit coronavirus nga xam ne xel yëpp daanaka ci feebar boobu la nekk ci coronavirus bi la jëm te tamit mu nekk benn danger boo xam ni nul n'est à l'abri tamit noonu tamit aussi c'est normal mais wërta tax tamit ñu bàyyeeku tamit ñu ne dañuy toog ci kër yi rek duñ dem hôpital tamit toog ci kër yi duñ dem hôpital loolu tamit ci solution booy dem hôpital peut-être comme mesures yi wax rek ni yow moins booy génn nga respecter les mesures édictées maanaam port du masque bi nga porte masque c'est obligatoire nga porter sa masque booy génn aussi
kon ni ñuy waxee nga préparé bu baax nga yor bu fekkee da ngay sol gant yéen ngay sol gant aussi booy génn tamit nga fekk gel hydroalcoolique et tout ça nga yoraale ko comme ça boo génnee lépp loo laal ba pare rek après man nga raxasaat sa loxo bu baax te tamit boo génnee tamit nga respecté li ñu naan distanciation sociale bi au moins 1 mètre nga di ko respecté ak ñi ngay jëfandikoo comme ça nga xam ni virus bi peut-être yàlla mën na la cee muccal n'empêche pas tamit ñuy dem hôpital comme ça di respecté rendez-vous yi di déggoo ak seen médecin yi bu fekkee buñ ko dem tamit nañu déggoo ak seen médecin yi comme ça lépp loo xam ne jaaxal na leen ci tension bi rek comme ça ñu leen mën leen cee xelal mën leen cee jox ay kii yu rek ci wàllu lekk ni tamit comme wax nga ko sànq tension artérielle day ànd ak problème d'alimentation mauvaise habitude alimentaire mauvaise habitude alimentaire comme ni ngay lekk jamono ji daanaka li ma la wax léegi ak saaleen yeeg ndengeen yi sama mbokk yooyu nga xam ne daanaka dañuy topp seen ndeyjoor bi rek lekk bu niin bi tamit xam nga dañ koy faral di wàññi bu baax a baax parce que bu fekkee li ngay lekk dafa niin dafa bëri graisse tamit mën na dérégler sa tension bi tamit en plus bu fekkee da ngay lekk tamit loo xam ni dafa saf xorom bi li saf trop de xorom loolu tamit diñ koy wax ñu koy moytu trop ndaxte xorom day yéegee tension malgré que yaa ngi jël garab yaa ngi respecté yi ndax booy jël xorom bi tamit surtout guddi bi tamit day yéegee tension bi trop moo tax ñu leen di conseillé ñu moytu lekk bu saf xorom bi trop di moytu lekk bu niin bi trop di lekk moytu bu saf sukkar bi trop loolu moom buñ ko mënee di moytu bu baax a baax en plus ñuy respecté suñu rendez-vous yi di dem rendez-vous correctement di déglu conseil yi nga xam ni ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci wàllu faj ñu déglu seen i conseil yaakaar naa loolu duñ koy def en même temps ak période de pandémie bi nga xam ne Covid 19 bi moom nekk na problème mondial boo xam ne yaakaar naa mën nañ ci en même temps xeex ak coronavirus bi en même temps aussi ñu toppatoo suñu wér-gu-yaram ci hypertension artérielle ak ñu nekk docteur nekk nañ tamit ci période bi nga xam ne mooy période koor hypertension ak ramadan nekk na tamit ñaar yoo xam ne am na leen méngale waaw hypertension artérielle ak koor wax nga dëgg ndax dafa nekk benn feebar boo xam ni peut-être mën nañ ni du feebar boo xam ni ku wóorul ku ko am rek wóoruloo mën a wóor nekkul loolu feebar boo xam ni mën nga koo am ba pare di wóor ça dépend am na cas yoo xam ni boo ko tollee mën nañ ni peut-être feebar bi àndul ak wóor am na koo xam ni tamit boo ko tollee feebar bi mën na ànd ak koor ci fi nga xam ni boo ko tollee tamit foofu la ñuy wax fi nga xam ni boo ko tollee tey feebar bi mën na ànd ak koor ci foofu laay njëkk a commencé maanaam ñi nga xam ni seen tension équilibré na parce que tension bu fekkee yaa ngi jël garab bi normalement tous les jours normal comme ni nga koy waxee di moytu aussi yenn lekk yi ngay lekk yow di def say activité physique su fekkee tamit da ngay jëfandikoo lu mel na alcool wala cigarette tamit nga arrêté ko wala nga wàññi ko bu baax a baax boo fekkee yaa ngi def yooyu yëpp je pense que ni tension bi war na mën a équilibré alors que bu tension bi équilibré tension ak koor tamit mën na ànd lu mën a nekk la bu fekkee tension bi équilibré la c'est juste que li ma ci insister mooy à ce que ñi nga xam ne dañuy souffrir di maladie d'hypertension artérielle balaa di koor gi di jot si par exemple 2 mois avant wala 1 mois avant wala 3 mois avant ça dépend de leur disponibilité ñu def ñu waxtaan ci ak seen médecin traitant parce que doo toog ba koor gi ñëw nii rek nga ni non léegi damay jël citation dama koy arrêter et tout ça parce que y aura un changement d'horaire heure bi ngay jëlee garab yi par exemple bu fekkoon garab bi da nga koy jël tous les matins boo yeewoo boo ndekkee ba pare da ngay jël garab bi bu fekkee da ngay woor xam nga loolu tamit day xaw a doy waar pour cela nag il va falloir nga waxtaan ci ak sa médecin traitant parce que képp koy souffrir ak hypertension artérielle am na médecin boo xam ni moo koy suivre médecin boo xam ni moo lay suivre di la jox rendez-vous ngay dem di ko suivre léegi bu période ramadan bi ñëwee da nga nga jàpp ni da ngaa war a woor war nga ci waxtaan ak moom comme ça moom mu réajuster horaire bi mu defal la changement d'horaire comme ça boo doon jël garab bi suba bi mu di la ko defal boo ndogoo ba pare nga jël garab bi par exemple wala mu la koy def boo xëddee ba pare nga jël garab bi tamit loolu mun tay du yàq dara ci koor bi teewul da nga koor teewul tamit sa tension dina régulier dina stabiliser normalement ñeneen ñi nga xam ni tamit am na ñoo xam ni mooy li may wax boobu mooy ñi nga xam ni benn garab la ñuy jël par bés fixation am na ñoo xam ni ñaari garab la ñuy jël par bés ci ñaari garab buñ ko daan jël buñ ndékkee ba pare ak bu ñuy tëdd maanaam un comprimé matin et un comprimé le soir am na ñoo xam ne seen tension noonu lañ koy jëlee
su fekkante ne tamit ñooñu tamit ba tey mën nañoo ànd ak koor gi tamit c'est-à-dire mën nañoo waxtaan ak seen médecin traitant à ce que ñu proposé leen benn schéma thérapeutique à savoir que ñu jël benn comprimé buñ ndogoo ba pare juste après la rupture jël benn comprimé buñ xëddee ba pare nga xam ne dana leen couvrir largement aussi dina permettre aussi seen tension équilibrée ba du yàq ci seen corps dara ñi nga xam ne tamit bon beneen côté bi ñi nga xam ne mën nañu ñooñu tamit seen tension xëy na mën na tax duñ bañ a woor ñi nga xam ne seen tension c'est pas stable à chaque instant dañuy retrouver à des valeurs yoo xam ne c'est très important ay 21 ay 22 degré ay 22 millimètres de mercure xam ne loolu tension boobu day yëg de trop et aussi tamit c'est ce qu'on appelle hypertension artérielle résistante malgré que garab yi ngay jël boo jël sa garab yi tension bi day continuer aussi di yéeg ci la jox ay valeurs yoo xam ne day yéeg trop et pour cela ñooñu tamit il va falloir ñuy jël ay 3 comprimés par jour dem ba 4 comprimés par jour et puis 3 comprimés wala 4 comprimés yi ñu koy jëlee peut-être du benn yoon lañ koy jëlandoo du ñaari yoon lañ koy jëlandoo xëy na ñett yoon lañ koy jëlandoo wala ñeenti yoon lañ koy jëlandoo ci bis pour ñooñu tamit bon pour certains de ces cas leur traitement bi day tension bi du mën a ànd ak koor gi ndax garab bi non seulement toutes les 8 heures de temps da nga koy war a jël c'est-à-dire war nga koy jël 3 fois par jour bu fekkente ne sa tension stable te bu fekkente ne sa tension est résistante moo tax may wax saa boobu laay waxee 3 fois nga war a jël médicament bi par jour et toutes les 8 heures lay jël te xam nga koor gi day ëpp 8 heures de temps te boo fi jël ci diggante bi médicament yi mën na la indil ay jafe-jafe mën na la indil ay complications yoo xam ne yu mel na ay AVC yoo xam ne maladie la loo xam ne yu grave lay doon te tamit day gën a ci mën na la indil ay maladie yoo xam ne ñu naan les insuffisances cardiaques aussi yoo xam ne njeexitam yu métti la xam ne yoo xam ne tension bi mën na la ko indil ñooñu nga xam ne mënuñoo bañ a jël garab bi toutes les 8 heures de temps ñooñu dañ leen mujj obligé ñu leen da ngeen di arrêté koor bi parce que bu ñu arrêté wuñ koor gi leur vie est en danger leur état de santé de dootul baax dañ leen di mujj obligé ñu arrêté koor bi comme ça ñu mën a suivre seen tension normalement mais avant tout ça avant ñuy arrêté benn koor avant ñuy jël benn décision il faut d'abord ñu waxtaan ci ak seen médecin traitant comme ça moom mooy évaluer les risques mooy évaluer lépp xool ba xam ne nii peut-être mënuloo ko moom mooy jël décision finale bi ne la yow war nga mën a continuer koor bi wala mënoo continuer koor bi et tout ça moom décision finale bi sa médecin traitant lay revenir mais bu ñu jël décision rek foofu ni ñoom dañoo am tension waruñoo mën a continuer koor bi loolu boo ko defee peut-être sa bànneexu bakkan. D'accord docteur ñu bàyyi la ak suñu beneen consultant bi wax naa am laaj boo xam ne dinañ la ko laaj jëm ci wàllu woowee. waaw docteur ñu ngi lay nuyu di la ziara. maa ngi lay fay bu baax maa ngi lay fay. ñu bàyyi monsieur Niang mu nuyoo ma doog a ñëw ci këram. asalaamaaleykum wa rahmatullah donc ñu ngi leen di nuyu tamit docteur si rafetlu tamit jokko bi ñu jokko ak yow. ndax nag jërëjëf maa ngi lay fay bu baax. waaw docteur sànq da nga tudd kii bi alimentation. sànq dugg na ci expliqué nga ko mais. Alimentation bi xam nga man damay faal bi may jàng dañ doon wax une bonne alimentation doit être variée et cetera c'est-à-dire que nit ki il faut mu maîtriser alimentation c'est-à-dire li ngay lekk ci loolu ci wér la bokk parce que première garab daanaka mooy ñam mooy li ñuy lekk te li ëpp ñun ci suñu population bi ni ma ko njorte aw ma ay chiffres yu exact mais gis naa ni maanaam maîtriser wuñu maanaam maîtriser wuñu suñu alimentation dañuy dépendre ci marché bi c'est-à-dire que man mën naa wax ni sax suba mënuma xam lu may ndogo xaw ma lu may ndogoo te suba sax am na ñoo xam ne maa leen tane parce que xëy na tey xamuñu sax lu ñuy ndogo ça dépend ci lu marché bi joxe donc ñun suñu lekk moomuñu ko c'est-à-dire dañuy ñëw rek lu fa sës rek ñu lekk loolu déjà mooy première insécurité bon léegi balaa may jàll après bëggoon naa xam aussi chiffre parce que hypertension artérielle li muy yóbbu ci nit ci ay bakkan mel na ni bari na mais aw ma ay chiffres xëy na yéen ngeen am ay chiffres ak ñi muy dal taux de mortalité ak ñi muy atteindre par année bari na daal ñun ci niñ koy gisee nii léegi mu mel ni aussi moom dafa xaw a am kii ci traitement bi maanaam bu xësee dal nit personnel médical bi ni ñuy réagir ci kooku maanaam ku def AVC ñëw nekk dans le coma dañ koy perfuser la ñuy gis après on attend pour mu réveiller wu pour ñu xam l'ampleur des dégâts c'est-à-dire lan la AVC bi def il faut moom mu yeewu nga doog a mën a xam
lan lay dafa mel ni traitement symptomatique lañ c'est-à-dire il faut ñu perfuser ko parce que mënul lekk mënul naan mais léegi on attend son réveil pour ñu doog a xool est-ce que am na paralysie latérale est-ce que et cetera te bu xasee am loolu damp moo fay nekk kinésithérapie yooyu daal pour maase ko pour jéem a réveiller waat ses nerfs mu mel ni aussi traitement bi dafa dese ni ñuy traité hypertension dafa mel ni aussi foofu des nañu xam garab bi koy faj loolu mi ngi dépendre aussi ci cause bi parce que cause bi ci traitement bi dañ lay jox rek loo xam ni day tere deret bi daw bu bari maanaam dañ lay jox loo xam ni lii de moom day yokk deret day yokk dawu deret ñu jox la luy wàññi dawu deret mais liy tax deret bi jekki-jekki rek déréglé comme ça moom ni muy dawee ci muscle yi source bu cause li joxe hypertension nga xam ni ki day normal ba mu yàgg jekki-jekki rek deretam jekki-jekki rek déréglé complètement mu daw def ay sob mu daanu c'est-à-dire loolu bu ñu ko xamul du ñu mën a xam exactement hypertension lan moo koy joxe xam na ni daal sa deret daw na ba jox ba dépassé 90 yi nga wax ni wala àgg ci vitesse foo xam ne dañu xam ne kii moom il est hypertendu mais pourquoi il est devenu hypertendu alors que nekkul woon un hypertendu dafa jékki-jékki rek deretam subir benn dérèglement mu daal di ciy nekk su ko defee nag léegi dérèglement boobu médecine dafa mel ni ñoom dañuy fexe di la jox loo xam da koy calmer mais mënuñu fexe dellu si waat deret bi mu normal la day jékki-jékki rek déréglé waat foofu daal ci suñu gis-gisu xam-xamu jaayil falaa jëm léegi kon bu ma résumé bu nga gën a ñu xam taux de atteinte li muy def ci population bi parce que mel na ni li muy ravagé bari na beneen bi mooy cause ba lay tax deret bi jékki-jékki atteinte ci lan moo koy waral ak traitement bi dafa mel traitement symptomatique la jërëjëf. D'accord. Ok. Merci beaucoup ci participation. En fait, ça a été pertinent. D'accord. Wax la première question bi mooy ci ñu ñëw ci wàllu alimentation bi ngay wax. Et vous avez parfaitement raison. Des fois tamit peut-être ñu fiyewu ci aliment yoo xam ni peut-être ñun sax du suñ aliment bi origine locale. Aliment yoo xam ni xëy na sax ni fa ñuy dundee aliment yooyu amu fa. Et loolu aussi vous avez parfaitement raison. Mais buñ naan la alimentation boo demee ci kër docteur mu xool la xam ne yow mi am nga tension war nga def li ñu naan mesure isolée diététique maanaam yan lekk nga war di lekk maanaam lekk bi nga war a lekk régime bu ñu koy wax tamit bi maanaam nga bàyyi complètement nga bañ a lekk et tout ça régime bu ñu koy wax day am aliment yoo xam ne di naan la yii bul ko laal yii mën nga cee lekk ba luy sa coobare loo bëgg mën nga cee lekk yii da nga koy wàññi carrément noonu la loolu mooy régime et bu ñu def régime bi aussi dañuy def li ñu naan enquête alimentaire dañuy xool yow sa environnement bi nga nekk yow yan aliment moo fa gën a favoriser yow lan ngay faral di lekk par bés loolu mooy enquête alimentaire d'après yow li ngay lekk par bés yan genre fruit ngay lekk ci yooyu la ñuy basé wu pour ni la ñii baax na ñii buñ ko laal ñii tamit mën nga cee lekk ba mën ko minimiser daal nañ ko lekk à une certaine quantité nga arrêté ko ci loolu la ñuy basé mais duñ fekk benn waay bu nekk fongoli mi rek ñu naan la dee lekk fruit dee lekk pomme dee lekk banana dee lekk tout te or que moom comme nekk loolu amu fa xam nga tamit day xaw a métti ci moom au final malade bi daanaka da nga naan ko bàyyi lii mais doo ko wax lan la war a mën a lekk de telle sorte que bu yàggee sax bu tension bi moo koy créer problème mais lekk bi ñu ko bàyyiloo wala lekk bi ñu koy wutloo lekk boobu moo koy créer problème ndax bu yàggee dootul lekk dootul mën a lekk loolu moo koy def mais bu ñu wax ak loolu lépp nag pour ne pas arriver ci loolu noonu bi ñu def ce qu'on appelle enquête alimentaire xool par exemple ci hypertendu rek moom lekk bi muy lekk par exemple lii lay lekk dana lekk fruit wala dana lekk banane dana lekk fruit wala dana lekk boo xam ne dina niin dana lekk boo xam ne dina sax xorom de trop et tout ça ci loolu la ñuy basé wu ni la par exemple xorom bi léegi wàññi ko wala à partir de 6 heures à partir de 18 heures pour laala ci xorom jusqu'à ba suba di jotaat wala ñun la tamit bu fekkee fa nga nekk amul banana amul pomme amul orange et tout ça duñ la favoriser naa ne lekkal orange lekkal bom mën nañ la par exemple lekk traditionnel yi nga xam ni ñun suñu maam yi noonu lañ daan duggee par exemple depuis cere tamit affaire lekk boo xam ni régime alimentaire bu baax la waxuma nag cere bi nga xam ni jamono ji niñ koy defaree nga xam ni lu nekk danañ ko def ci cere bi nga xam ni bu yàggee daanaka moom njëriñ la muy lor moo ëpp la muy njëriñ yaa ngi dégg loolu lekk cere danañ ko fal di favoriser bu baax a baax
tamit mën nañ ko jël te yaakaar naa ñeent nit te ñun xanaa nag produit local la fii lañ ko béyee tamit mën nañ cee jëfandikoo daanaka muñ ci bëgg bu fekkee toggin la kii na toggin la jaar mucc na ayib tamit ñun la wàññi dawlin bi tamit daanaka ñun ñoo koy utiliser dawlin bi da ngay gis xaale ni wala ndéngeen ñoom moom daanaka bu affaire bi niinul te lekk ba seen biir seet moom yaakaar nañ ni kii lekk ni dara or que diw bi c'est juste di ko ñu ne la da ngay modéré diw bi wàññi diw bi loolu non seulement économie la sax ci yow mais aussi santé la aussi ci yow parce que li ngay utiliser trop d'huile par jour loolu ñu ne la nga wàññi ko ci ko li nga doon utiliser benn jour bi nga utiliser ko ñaari jour loolu non seulement économie lay doon ci yow te en plus aussi dina permettre nga gagné nga am une bonne santé boo xam ne du mën a dérégler sa hypertension artérielle ci côté aliment bi daal loolu laa la ci mën a wax maanaam fokk ñu def enquête alimentaire bu ñu defee enquête alimentaire ba pare ñu xool yow li ngay dundee lii ngay lekk te loolu ngay lekk bu fekkee am na ci yu baax ñu ne la continuer ko bu fekkee am na ci yoo xam ni baaxul ñu ne la arrêté ko buñ xoolee tamit li ngay lekk dara baaxu ci ñu xool yi ci gën a bon ñu la arrêté ko la ko def ñu ne la nga continuer ko parce que tamit nit moom mënta toog bañ a lekk bañ a naan day surveiller hypertension artérielle loolu aussi c'est paradoxal ça ne se fait pas beneen question bi nga wax aussi mooy ci wàllu traitement bi nga wax hypertension artérielle am na ay garab yu ñu lay jox bu fekkee une fois diagnostiqué nañ la ni yow da nga am hypertension artérielle te garab yooyu aussi c'est des médicaments très efficaces yoo xam ni non seulement boo respecté posologie bi buñ ci gis njëriñ boo respecté aussi rendez-vous bi dem et tout ça mën nga cee am njëriñ yoo xam ne njëriñ bi mu ci ayib la li nga wax aussi ci perfusion bi d'accord bu fekkente ne tension bi dafa dem ba yéeg ñu ñëw indi la ni la léegi dañ laa war a perfuser et tout ça d'accord war nañ laa defal perfusion parce que tension artérielle foofu ngay wax noonu ci AVC bi yow ngay wax AVC dama lay leeral la ni yaa ngi ñaari type d'AVC moo am y a ce qu'on appelle AVC ischémique y a ce qu'on appelle aussi l'AVC hémorragique AVC ischémique maanaam sirit bi ci bopp bi moo fatt deret bi jàll normalement beneen AVC bi mooy AVC hémorragique maanaam am na benn nàcc buy xew ci bopp bi et puis tout cela day ànd ak tension boo xam ne day yéeg trop ci ñaar yooyu doo ko seetee comme AVC ischémique comme AVC hémorragique seen tension day yéeg trop mais léegi ki nga xam ne nag moom tension bi dafa yéeg trop mais am na benn fatt bu am ci bopp bi nga ñëw brusquement wàccee tension bi kooku yaa ngi koy lor ndax yaram bi day réagir à telle sorte que fatt boobu mu def le tout di pousser sang bi pour que côté bi nga xam ne dafa fatt te sang bi àgg ko mu jéem faa àggale sang bi léegi bu fekkee nag tension boobu yëg yow ñëw nga brusquement rek wàccee ko yow da nga koy lor moo tax des fois on fait ce qu'on appelle un traitement d'attente non seulement dañ lay defal ay traitement symptomatique pour l'instant traitement symptomatique lañ lay defal ak ñoom ñaar suñ ci mën a doon bu fekkee ay bopp bi metti wala wàcc bi ñu defal la ay perfusion non seulement perfusion pour bopp bi metti waaye bu fekkee da ngay wàcc aussi mën nañu nekk non seulement sur des antiémétiques mën nañu nekk comme ça pour diminuer wàcc bi beneen bi lay nekk aussi mooy ñu mettre la dans des position normale comme ça nga mën a am une bonne respiration puisque vous êtes inconsciente c'est très bien de faire avoir une bonne respiration comme ça non seulement bu respiration bi baax je pense que problème respiration bi mooy emporter malade mais du problème hypertension artérielle et tout ça avant tout ça loolu traitement d'attente bi mooy loolu non seulement ñu defal la benn perfuseur bàyyi muy dem bu fekkee tension bi yéeg na de trop am na yenn normes yi ne non bu fekkee tension bi dem na ba par exemple 22 23 bu la neexee mën nga wàccee tension bi ba 18 mais doo weesu foofu sinon boo ko weesoo rek yaa ngi gaañ malade balaa ngay def dara il faut que ñu avoir ce qu'on appelle un scanner cérébral mooy rajo bopp bi la ñuy def ba pare léegi nag rajo bopp boobu moo ñu mën a différencier ci ñaari tension yooyu ñu la soit tension ischémique nga hypertension AVC ischémique nga am wala AVC hémorragique nga am mais la symptomatologie ñoom ñaar yëpp mënoo cee basé wu nga ni bii nga ci am wala bii nga am bi il va falloir d'abord nga def rajo bopp bi rek moo la mën a différencier ni AVC ischémique nga am wala AVC hémorragique nga am boo ci am nag après il va falloir ñu démarrer un traitement en fonction ci diagnostic bi nga xam ne moom la rajo bi jërëjëf docteur mais foofu ci maanaam kooku moom sa domaine la parce que fi ma doon wax ci alimentation da nga mel rek maa jox régime ci am ci hypertendu ba pare ki nga xam ne dafa feebar ba ñëw léegi moom ban alimentation ban régime lañ ko war a kii mais man ki feebaragul parce que suñu maas yi nga xam ne amaguñu te
amuñu coobare ci suñu lekk maanaam suñu lekk ñun la fa sës la c'est-à-dire man dama ni si wa lekk rek léegi donc du ma am choix ci di xool sama yaram lan la soxla may dem marché di ko taan maanaam aw ma menu xam ni man fii ba dimanche bi di ñëw lekk bis bu ci ne xam naa lan ak lan laay lekk en fonction man sama yaram ni ko c'est-à-dire ñàkk boobu bëri na loo xamante ne que ni aussi dafay poser problème de santé publique pauvreté bi parce que sama lekk moomuma ko daal moomuma ko c'est-à-dire lu ma marché bi jox rek loolu laay waaw aw ma ci coobare jërëjëf waaw merci jërëjëf merci beaucoup ku baax na jërëjëf docteur ku baax na jërëjëf docteur ku baax na jërëjëf docteur ku baax na